mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen ndajeem xibaar li ci penc mi ak man ci ànd bi soxna Ngone Ngom maa ngi lay ziar Ngone. San yàlla na yàlla nangu ziar ñu ne delloo ziar gi di ziar mboolem téléspectateurs yi. xibaar yi bokk na ci maître Mbaye Jacques Diop bi nekk ci subaak léegi ci kanamu division investigation criminelle la ko fa yóbbu di rapport scientifique kuréel gu yittewoo bépp xibaar ñee li koppar wàllu janook yoon Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon ni jamono njiital gouvernement bu Sénégal leeralam mooy ni bu dee wuy ji ci haute cour de justice lay doon waaye duy police ak gendarmerie ndax dara jàmm premier ministre ga woon loolee lank na ci ëtt yu ni mel ni ko yoon waxee sàkkoo ko ni noonee la ko bëggee moom premier ministre boo woon ànd ak moom ci xibaar yeeg suñuy naataango RFM Ndar mooy dalal premier conseil des ministres bu ñu yaatal ba ci diwaan yi alxamis lay doon waa diwaan ngay xaar nguur gi président Macky Sall ci li nga xamante ni mooy seen yitte ki soxla nguur gi nag la mu ca jógtee mooy wàllu démocratie proximité jege ji askan wi dund ak moom la mu nekkee ngir mën ca wuti saafara wàllu xibaar dina ci bokk géej geeg seetlu gi jamono yi jën bari na ci lool tuuru lool li ko waral bokk na ci xibaar yenn yi bateau yi nga xamante ni ñoo daa bawoo bitim réew ca nguur gi dakkal ñu bari ci ñoom licence yoon leen daan baaxee tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw la ñu ci àndal focus tey bi ñu ngi ko jagleel wàllu wér-gu-yaram ku ne nawet ne si buuru jàngoro yenn yi choléra grippe service d'hygiène am Ndakaaru taxaw ci fas yéene indi saafara gàttandu daal di rek ñaaxee waaye te setal bërëb yi ngir moytu jàngoro yu ni mel ci wàllu woowu am nañu ci gan muy major ki nga xamante ni mooy kon Gora Ndiaye nag moom mooy adjudant major bi toftalu ci njiital service d'hygiène Ndakaaru yore wàllu communication mooy doon gan gi ci njeextalu xibaar yi lay doon. Ngone actualité bi bokk na ci maître Mbaye Jacques Diop ni ñu ko waxee ci subaak léegi mu ngi ci division investigation criminelle. san noonu nga ko waxee noonu la tëddee juróom-ñetti waxtu la fa demoon moom maître Mbaye Jacques Diop ba tey jii ma nga fa génnagul kon foofa ca division des investigations criminelles woolu gi nag soxal mbirum blanchiment d'argent ñu koy laaj wàllu ay koppar ak yu ni mel gannaaw rapport scientifique boo xamante ni kon indiwaat nañu ko Chérif Dia nag ma nga foofa di ñu ko toppal ci subaak léegi Chérif gannaaw ba ñu la nuyoo lan la ñu mën a jàpp ci xibaar foofa ca Dikon. Ngoné maa ngi lay fay di la xamal ni ba léegi kii di maître Mbaye Jacques Diop génnagul ni nga ko waxee nag juróom-ñetti waxtu la egsi fii wante mi ngi dugg ci fi nga xamante ni moom mooy bureau enquêteurs yi booba fukki waxtu tegal na fukki minutes ak juróom moom nag li ne moom lañ koy toppee mooy wàllu blanchiment d'argent di benn rapport boo xamante ni scientifique di benn cellule boo xamante ni mooy cellule de traitement pour l'information financière ngir rek daal di saytu ni nga xamante ni moom la koppar yor blanchiment d'argent boobu nag koppar yi ci leen jot a xam mooy toll na ci ñaari milliards yoo xamante ni mi ngi transité ci xibaar yi jot jóge ci compte fi nga xamante ni mooy CRAES daal di dem ci compte personnel ki nga xamante ni moom mooy maître Mbaye Jacques Diop wante ay avocat am bi ñu leen laajee bokk na ci maître Mbaye Jacques Ndiaye moom teew na fi ci suba ba léegi mi ngi fi nee na bala moo yëy yàbbi ci yu luy mel faaw mu daal di gëstu lañ bët li nga xamante ni moom mooy rapport bi di rapport confidentiel rapport yu ni mel nag ki nga xamante ni moom mooy mis en cause bi mooy ki ni topp kooku rek moom mooy xam la ca biir ak procureur bi juge bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi kon nag maître Mbaye Jacques Diop ñi ngi xaar ndax dina génn wax li nga xamante ni moom mooy enquête bi ci lan la tukkee woon ngir ñu mën a xam nees koy toppee li ñëpp umple nag mooy ndax xam li nga xamante ni mooy enquête bi day wéy loolu bu amee rek garde à vue bi dañ koy daal di prolonger xool ba xam loolu nag avocat yi moom ba léegi mënagun cee yëy yàbbi di fàttali nag ne am na ay jegenaaroom ñu fi nekk ñoo xamante ni bokk na ci député Seydou Diouf ay kii di Omar Faye dëkk Tëngéej moom it nekk ci li mouvement bi di leeral askan wi ak Paco Jackson ay ñoom it ñu nga xamante ni ak promoteur bi di Bala Mbeng ñoom ñëpp daal teew fi rek ngir wane seen jàppale kii di jiite woon fi CRAES di conseil de la république pour les affaires économiques et sociales nga xamante ni institution bi koy fi wuutu moom mooy conseil économique et social soxna Ngoné. ñu lay gërëm di la sant Chérif Dia du ñàkk xëy na jasan fi ak 20h yeneen i xibaar ruus ci mbiri maître Mbaye Jacques Diop yooyu. Souleymane Ndéné Ndiaye moom nekkoon ni jamono premier ministre Sénégal lankul wuy jigi waaye na fekk ni ko yoon waxee ëtt bi nga xam ni moo war a daal di déglu ñu mel ni que moom ndax seen daraja ne premier ministre woon muy haute cour de justice fekkit ñu sàncee ko assemblée nationale waaye gendarmerie police daal àndu ci. gendarmerie ak police moom jëwriñ ju jëkk ja woon bëggu ko dégg convocation bu tukkee ci kon béréb yooyu nee na du ca wuy ji mu leer kon ci boppu nit ñi haute cour de justice moo ko war a mën a tax jóg te loolu kon moom moo ko yëkkati ndax niñ ko xëy dara jàmm jawoon kaddu yi nag mu leeral ko ci rajo Futur Média Souleymane Ndéné Ndiaye.
Souleymane Ndéné Ndiaye lànk na du wuyu convocation ci coowal audit yi njiitu gouvernement ba woon nee na du wuyu fudul haute cour de justice moom li mu jàpp mooy dañoo bëgg tilimal seeni der directeur de campagne Abdoulaye Wade présidentielle 2012 yi gis ne réew bu mel ni Sénégal te di doxee ay charte balaa muy déglu ay kilifa yoo xam ne dañoo yoroon ay ndombal tànk dañ ko war a jaarale si yoon Souleymane Ndéné Ndiaye mel ni ku leen di jàngal ndaxte nee na réew mu mel ni Sénégal kenn mënu fi convoqué ministre gendarmerie te taxawalul laata loolu haute cour de justice meeru Guinguinéo bi xelam dafa faf dal ndax kenn mënu ko auditer ndaxte géréwul benn yoon alalu réew mi waaye teg na si ne tey jii la gën a am alal laata muy dugg si nguur gi. kon kaddu ya mu yëkkati Marie-Christine Mendy moom moo ñu ko doon leeralal Jassane. Ndar di am gan yu mag ngoone alxamis président Macky Sall gouvernement am conseil des ministres bi fi la ñu koy amale bu njëkk yaatal gi ñeel diwaan yi. mbirum décentralisation nag la ñu jógtee moom njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement kon fas yéene dem fële ca Ndar nee nañ ngir gën a jege askan wi gën a xam kon seen i yitte conseil interministériel yooyu nag gannaaw Ndar am na yeneen i béréb yoo xamante ni nit jàpp nañu ko fu demee ni Kaolack fas nañ ko fa yéene amal conseil interministériel teg ci conseil des ministres loolu lépp ngir gën a mën a càmbar tawati askan wi Ibou Diouf Ibou Cissé. ci Ndakaaru lañ baaxoo woon di amal li nga xamante ne mooy conseil des ministres bi yoon nag dañ ko fas yéene rek yóbbu fële ca Ndar liñ ci jublu mooy fexe ba waxtaane lépp luy gàllankoor développement dëkk boobu. maanaam day jël gouvernement bi yëpp ànd ak premier ministre bi ci jiitam ñu wàcc ci région yi ñëw ci dëkk yi nga xam ne ñooy chef lieu de région yi waxtaan ak ñooñ yeeg askan yeeg ñi nga xam ne ñooy yore baatu askan wi ca gox yooyu méngalekat gi li nga xam ne moom la Sénégal mën a yanu moom la àttan par rapport ak ay kopparam ak ay man-maninam. lépp li nga xamante ne moo indiw askan bi ay jafe-jafe ci wàllu koom ak seen dundin dinañ ko fa waxtaanee. démocratie développement décentralisation du mën a nekk mukk ndaree amul jege bu wér ci diggante kii nga xam ne moo jiitu. ak ki nga xamee ne moo nekk di askan wi mu koy jëfal loolu moo tax bu gouvernement bi jógee fekk askan wi ca fa ñu dëkk defe naa ni waxtaan wa dina neex waxtaan wa dina yaatu. xalaat bi nag donte ñu koy rafetlu waaye am ñu jàpp rek ne loolu mën na indi ay dépenses yu yokk. amul benn dépense bu bees boo xam ne dina ko indi d'autant plus que ne ay équipe yu woyof ñooy déplacé wu pour mën a jël ay décisions yu matale dellu si waat Dakar tali sa mu gën a rafete te lii dafa di loo xamee ni ku ko laaj askan wi dinañ soxla nañ ko lool ndax képp koo xamee ne da nga koy gérer la ko gënal mooy nga yëg ko la ko gënal it mooy bu amee soxlaam mën a waxanteeg yow ci bët mën la ko wax nga mën ko tontu ba pare mën ci indi ay saafara. bu ñu jógee Saint-Louis nag dinañ dem fële ca Kaolack foofu itam dinañ fa amal conseil interministériel ak conseil des ministres loolu nag liñ ci jublu itam mooy waxtaanee jafe-jafe Kaolack. Ngoone jën tuuru na ci marché bi foog naa ni jamono yi war nga fent yeneen plate ngir sëñ bi. loolu du dara ci lañ dëkk. jën yooyee nag ñenn ñi njort Ngoone ne li waral mu bari ci marché bi doy loolu Ndakaaru mooy bateau bitim réew yi nguur gi dakkal licence yenn jëmee ci ñoom jaaykat yi nappkat yi rafetlu ko lool Fatmata Ba Jafara Ba. ndogal bi nguur gi jël di nangu licence de pêche bateau yi jóge ci bitim réew am na lu mu jural mool yi ak jaaykatu jën yi ci Sénégal. comme ni ñuy nangoo licence yi nit ñi am nañu yaakaar ndax parce que ñu ngi gis xeetu yoos boo xam ne mosuñu ko gëj nañ ko gis te yoos boobu mu ngi dox di dugg si te yoos boobu di dugg si mooy dugal jën wi dogal bi lu mu gën a sévère sax ñun moo ñu gënal. jën moom am nañ ko bu baax waaye nag gisuñu client nag client buy jënd suñu jën yi. gisuñu ko mais am nañ ko bu baax parce que wax dëgg yàlla licence yi nga xam ni moom wàññi na ko fi bokk na ko ci li ñu may doole lépp jeexul nag ndax mool yi nee nañu ba tey am na bateau yi ñuy taseel ci biir ndox mi. donte jën am na teewul yenn ci xeetam di wéy di cher ba tey. xoolal fan yii ñu doon jëndee yabay bi ay 22000 soo ñëwee 200 250 da nga koy jaay léegi yaa ngi koy jëndee 11000 12000 mënuloo ko jaay xoolal doraat bi tey ñu ngi ko doon jëndee fan yi ay 25000 30000. tey ñu ngi koy jëndee fukki junni ak ñeent fukk ak juróom. soxna si gis ne fan yi jën bëri na lool muy lu muy rafetlu. loo am jën waaw baax na mooy cher waaw wàññeeku na moom par rapport ak bu njëkk ci prix bu mu la neexee sax jëni bees tàq. ñi yëngu ci wàllu njënd ak jaay jën kontaan lool ci ndogal bi nguur gi jël léegi nag ñu ngi sàkku njiitu réew mi mu wàññi njëgu essence bi.
dañuy des ak napp meeg ñu dëkkee ci île Sipo diwaanu Saloum la ñu bëgg mooy nguur gi ak taxawu tukkee ci ñoom jëmee ci ñooyee nappkat ngir rek dal leen gën a taxawu ci napp moom mi ak yëngatu gi ñeel fruits de mer yi ndax loolu mooy activité bi gën a ràññiku ci seeni yëngu ci wàllu koom ci wàllu nag jot bi ñeel ngëneeli géej gi sax dem nañu ba foog ne dañ leen caa beddi Fatou Kiné dem nga fa woon ak Hamadi Biagi. napp ak liggéeyu fruits de mer yi sokkeekoo ci géej gi daanaka ci yii la askan wi yeewoo Sipo di yëngu Sipo bokk ci île yi fare Saloum soxna yi ciy yëngu bari na. mais boo gisee ñu koy def nag dañoo amul si lu ñu jàpp waaye bu ñu amoon si lu ñu jàpp duñu ko doon def. ñu ngi liggéey ci wàllu géej gi maanaam pêche jàpp jën di wut yoxos ak yeneen liggéey yoo xam ne daal moom liggéey àll bi la daal waaw dañuy def maraîchage. di béy ay yeneen kii bi ngeen ñëwee fekk kii di ngeen ñu fekk ñuy liggéey yoxos kon tey moom lii la. liggéey bi naam mi ngi jur koom teewul mu am ay jafe-jafe lu mel ne ñàkkum jumtukaay. jafe-jafe mooy yéeg si gaal bi di jàpp yoxos bi loolu yëpp wóorul ci jigéen nga jigéen amul kattan nga léeg-léeg ngay dem bàyyi fi sa njaboot te xamoo lu ñu fi nekkee. boo gisee ñu yóbbu gaalu joow yi ñun amuñu kii pour di. ut moteur wala di jënd essence loolu suñ problème la moo tax ñuy faral di yóbbu gaalu joow yi surtout maa jigéen ñi. askan wi jot lu ñu yellool ak financement bokk na ci jafe-jafe yi loolee tax ñi dëkk fii ci Sipo soriwul lool communauté rurale bu Toubacouta di sàkku ci kilifay réew mi ñu gestu leen ngir indi saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. ñu daal di dem Ziguinchor foofee njaayum feeraay mais fa dox lool tekkiwul nag Pierre da Silva ak vie ngeen ba réalisation bi wutali foofee waaye ay millions la ñu cay yëngu Dakar Ziguinchor saa yu ne ñu ngi cay gagné millions ci yooyu jamono ñi nga xamante ni nag ñoo yëngu foofee ci wàllug tëgg mi ñoom gis ne nag aluminium dafa ñàkk lool ñu dem ba bët Saalum Sénégal fekki Bakary Konté ak Laurent Mendy. fii si Ziguinchor ñenn ñi ñu ngi yëngatu ci wàllum feeraay ay xale ay ndaw wala bokk père de famille di fi am alal bu bëri. feeraay moom dafa nekk loo xam ne tey jii nii boo demee Dakar da nga ciy gën a xam dara am na si ay patron yoo xam ne ñu ngi yor seen kër yu rafet yor seen oto yu rafet yor seen i soxna yu rafet te yooyu yëpp feeraay moo leen ko may liggéey la boo xam ne li nekk si biir dëgg-dëgg bala nga koy mën a xam faaw nga nekk si daal mënoon la ko expliquer sa xam si wax dëgg yàlla dara mi ngi si. bu fekkee ñenn ñi ñu ngi si am xaalis bu bëri am na ñoo xamante ne ñi nga am ay jafe-jafe ci wàllum aluminium. léegi fu mu nekk nii aluminium bi dafa am jafe-jafe bon ñi nga xam ne dañuy ñëw fii pour jënd feeraay itam dañuy jënd feeraay bi di ko yóbbu Dakar aluminium bi manqué fii. feeraay boobu nag buñ ko jëlee ba pare pour mun ko yóbbu Dakar nekk ay jafe-jafe ndaxte transport nu mu chéré. waaw taxi moom day bëri parce que li ngay déparé fii pour nga am 30 tonnes bu lay yóbbul ferraille bi day laaj ay 500 000 dem ay 300 000 400 000. professionnels yi di yëngatu ci wàllum ferraille ñoom nag ñi ngi ñaan gouvernement bi jàppale leen ay financement. gënam daal ku ñu jàppale ci financement ñu mën a liggéey dina am solo trop waaw aussi aluminium bi itam lu ci bëri léegi dafa seer gars yi dañ ko jëlee fi di ko yóbbu Dakar loolu itam lu manqué la ci ñun daal. at bu nekk ay tonne feeraay mooy jóge fii ci région bu Ziguinchor di dem Dakar loolu nag boo ko xaymaa ci xaalis ay millions yi bëri la. wàllu sport ak Cheikh Tidiane Diawo sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. ñu koy tàmbalee ci wàllu football ak Maître Augustin Senghor di dellu si ci préparation gaynde yu Sénégal yi ginnaaw bi ñu daanee Libéria nag ñu nar a tukki fële ca Ouganda ngir amali fa seen ñaareelu jongante ci éliminatoire coupe du monde yooyu nag mu nekk voyage bu sore waaye nag moom Maître Augustin Senghor nii am nañu avion présidentiel au moins. ci ale bi mu koy rafetlu di ñaax tamit coowalu prime yëpp ñu teel ko réglé laata gune yi di football dañ koy déglu moom maître Augustin Senghor. am nañu maanaam accord yi état bi pour jàppale ñu ci li nga xam ne moo gën a am solo muy voyage bi ñu war a def parce que ñëpp xam nañu ne dëkk yooyu pour dem fa du yomb mukk donc yàlla may nañu état bi comme ni ñu ko daan defee ci jamono yële. nangu na au moins pour li nga xam ne mooy dem bi yóbbu ñu ba fële Ouganda mu des retour bi bu desee nag bu weesoo loolu am na yeneen fànn yoo xam ne état bi dig nañu ne dinañ jël matukaay yëpp muy wàllu prime yi muy remboursement transport yi
parce que xale yi defe naa def nañu seen wàll. bu fekkee ne loolu yëpp taxaw na ci teel da leen di gën a yombal. voilà ñuy jégalu ci qualité son boobu di maître Augustin Senghor di wax ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ngir rek gaynde yi mën a tukki te duñu am benn jafe-jafe ba léegi ñu dellu si ci match boobu ak kenn ci gaynde yi di Abdoulaye Ba défenseur ñu bari nag gis ni taxawaayam taxu ko woon demee noonu ci match boobu ndaxte premier butu Libéria bi ci moom la jógee waaye moom nag jàpp na ni coup franc amoon na ci action boobu dañ koy teewlu moom Abdoulaye Ba. donc du ma wax ni lenn lu dul alhamdulilah te match bi nga xam ne mooy solo mooy ñu ñëw moo jotoon passé si joŋante yi ñu def ak Sud ak Maroc donc loolu la ñuy indi ci match bi nii tey mental boobu ñu génn nañ see alhamdulilah mais am na yoo xam ne nag war nañ ko ñun suñu biir na te yàgg ñu jouer suñu biir il faut que am na yoo xam ne naat Radiassane dañuy ñëw ci wàllu basket ak coupe arc-en-ciel Dakar Université Club nag jël ndam li démb la woon fële ca stadium Marius Ndiaye bii nag di fukkeelu yoon bi nga xamee ni gagné nañ ko duk daan jaraaf juróom-benn fukk ak juróom-benn jaraaf am ñeent fukk kon nag Dakar Université Club ren ji wane taxawaay bu rafet ci saison bu basket bu Sénégal ci wàllu athlétisme la ñuy wax ak Mamadou Kassé Anne Mamadou Kassé Anne nag qualifié ci Jeux olympiques yi nga xam ne dinañ ko amal fële ca Londres moom nag mi ngi gagné lii di 400 mètres et yoo xam ne ca Marseille lañ ko doon amalee nag moom tamit mu am fa taxawaay bu rafet Mamadou Kassé Anne di ñetteelu athlète Sénégal bu qualifié ci Jeux olympiques yooyu ginnaaw kii di Ndeye Fatou Souma ak tamit Ndis Kaba Badji. Radiassane ñu jeexale ko ci wàllu rugby ak équipe bi di jàmbaar moom nag ren daanaka dafa def grand chelem ndaxte ginnaaw bi mu gagné coupe du Sénégal gagné na ci bërki démb ji championnat bu Sénégal bu 2012 ñoom nag requin mi nga xamee ni daal ñoom lañ koy joxanteel la ñu daan ñett ci dara kon daal jàmbaar di wane ni jamono ji moom moo teg loxo fii ci Sénégal ci wàllu rugby kon Radiassane li ma fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. maa ngi lay gërëm Cheikh Tidiane ñu yegg seeg mbokk yi ci gëstu tey bi ñu jagleel wàllu wérgu yaram jàngoro yi si buru poste de santé Liberté 6 janvier ak léegi lañu fa enregistré ne ku amee jàngoro ji kenn rek la macha allah muy wane rek ne jàngoro ji ak xeex bi dellu ginnaaw wér nga ca ngir nag tegu ci yoon woowee des ca service d'hygiène am Ndakaaru mu ngi waajal lii di sensibilisation ñeel jàngoro yi di si buru gi grippe ak choléra jaare ko ci programme bu ñuy door weeru sulet ñu ànd ci wàllu gëstu beeg Aminata Mbaxe Sow Madani Marega laata ñuy dalal kilifa ci service d'hygiène Ndakaaru di major Gora Ndiaye. ñu ragal ne da nga ànd ak palu lenn moo ko mën a firndeel di test bu ñu duppee TDR ci noonee sax soxna si test boobu lañ ko defal waaye résultat yi wane ne àndul ak sibiru ni soxna si fii ci poste de santé bu Liberté 6 gëj nañu loolu am ay malade yuy jàmbat sibiru. gëj nañ koo am ci mois de janvier lañu am benn bu nga xam ne mu ngi jógee côté Touba yooyu la jógee mu ñëw fii sa lañ ko gëj a am. li waral résultat yooyu nag mooy soxna yi dañuy faral di jëfandikoo sànke. sànke bi daal moo gën moom yépp moom sànke ba ci gën moom moo gën a assuré daal par rapport ak yeneen ndax pompe yi xale yi soj beeg yooyu sànke bi daal moo gën li ci lépp moom. temps dama koy jëfandikoo nawet ak noor yépp dama ciy tëdd. yeneen zone yi ñu ragal ne paludisme bi daf fay xaw a bëre mooy fi mbënd mi looloo waral soxna yi di ñaan nguur gi mu jël ay matuwaay ngir jàppale leen. nawet baa ngi ñëw de moom te si biir yu bëri nañu yooyu yu bëri nañu waaye man moom wax dëgg yàlla farataalu ma sànke moom da sànke moom damay fat suñu mënoon ku ñu jàppale pompe yeeg yooyu pour xale yi daal bëgg nañ ko trop. ci noone waa service national d'hygiène dañu amal ab plan d'action ngir moytandiku choléra paludisme ak grippe plan d'action boobu nag ñeenti département yi ci région de Dakar lañ ci ciblé. soxna Aminata Mbaxe Sow ñu daal di yegg si mbokk yi ak yéen ak sunu gan adjudant major Gora Ndiaye toftalu ci njiital service d'hygiène département Dakar yore ci wàllu communication sëñ bi Ndiaye ñu ngi lay nuyu rafetlu teewaay gi. jërëjëf Assane maa ngi lay nuyu di la gërëm si invitation bi ngeen ñu defal. di si gërëmaale RFM bi nga xam ne itam permettre nañu
ñu mën a dawal ñu mën waxtaan ak askan wi si wàllu plan d'action bi nga xam ne bi moom la ñuy demal fan yi ñëw. très bien boobee plan yéen a ngi koy door weeru sulet jagleel ko xeex bi ngir jàngoro yi sibbiru choléra ak grippe lan moo waral ñetti feebar yi d'abord. waaw xam nga du ñu nemmeeku ni ñetti feebar yooyu dafa nekk ay feebar yoo xam ni dafa jur ay tolof lool ci wàllu askanu Sénégal ñu xool ni feebaru sibiru lu fi yàgg la dafa yàgg te ici indi fi ay jafe-jafe yu mag ci wàllu wér-gu-yaram gi faat bakkanu doomu aadama yi ñenn ñi feebar itam dépensé xaalis bu bari pour wér donc ay jafe-jafe yu metti la choléra bi itam dafa nekk loo xam ne li épidémie la xam nga sax mën nañ ni paludisme bi moom nu mu tuddati endémie la noor ak nawet mi ngi fi yoo ngi fi te yoo koy joxe ensuite choléra bi aussi dafa nekk feebar boo xam ne bi épidémie la dafay ñëw de façon épisodique ay période la yoo xam ni bu conditions yi favorable rek pour vibrio cholérique bi nga xam ne mooy microbe bi joxe choléra bi et mi ngi fi rek feebar bi day am ci dëkk bi bu ñu ko neutraliser ba microbe boobu jóge fi rek choléra bi dootuñu ko gis moo tax mu nekk épidémie grippe bi aussi dafa nekk ni période bi aussi xam nga rek tension dëkk bi ni muy tàngee ak yooyu ak mouvement migratoire yi nit ñi di tukki di dem ak di dikk fexe na ba tax na comment dirais-je jàngoro grippe AH1N1 bi aussi nekk maanaam daal présence yi suñu biir réew. mais ci wàllu résultat yi manees na am nañ ci ay jéego yu ñu ci def maîtriser nañu ko ndax si buru bi ñu ngi koy wax sànq macha allah fu mel ni Liberté 6 deltu na ginnaaw bu baax Sénégal it naka noonu dafa mel ni daal def nañ ci jéego. Sénégal def na si jéego yu baax a baax si at yi ñu dëmmal xam nga plan d'action bi. pour la lutte contre les maladies ciblées mooy paludisme choléra ak grippe AH1N1 bi alors bi ñu koy commencé dérouler léegi def na ñeenti at. bii mooy 4e édition bi. plan bi lan la wundu lan mooy ay taxawaayam. waaw taxawaayam daf mën nañ ko articuler autour de 4 points. benn bi mën naa ni sax 5 points ndax benn bi c'est la formation de relais communautaire. activités yi nga xam ne moom la ñu mënee ci biir plan bi il y a 5 activités. dañuy former d'abord des relais communautaires ñi nga xam ne ñi ñooy jàppale service d'État yi nga xam ni bu ñu war a def mëne benn activité de manière communautaire ñu jël ay ndaw ci gox yi pour bu ñuy def vaccination contre une maladie personnel de santé bi mën na bañ a doy ñu jël ay xale lim bu takku former leen tàggat leen xamal leen ni vaccination nii leen koy defee cible bi ñii la porte à porte la ñuy def dugg ci kër yi jàngal vacciner xale yi mais bala ñu leen di yóbbu ci kër yi duñu leen di tàggat ba ñu xam nan lañ koy defee donc ñooñu lu ñu tuddee ay relais communautaires relais communautaires yooyu ñun tam duñu leen di jël waa service d'hygiène dem fi nga xam ne mooy district sanitaire yi wala ñu dem ci commune d'arrondissement yi fekk fa ay ndaw yoo xam ni xaw nañu jàng tuuti en tout cas daal mën nañu lire mën bind ñu seppi ci aslëf dugal leen sunu service jàngal leen former leen ci paludisme choléra ak fièvre ci wàllu prévention ba nga xam ni daanu mën dugg ci kër yi waxtaan ak population bi pour changer seen comportement ci lépp li nga xam ni mooy waral ñetti feebar yooyu bu ñu jógee ci formation relais yooyu du ñuy ñëw ci visite à domicile yi visite à domicile yi mooy le fait que agent d'hygiène ak ay relais ànd jaxasoo dugg ci kër yi waxtaan ak population bi waxtaan ak ñoom pour ñu changer ay comportement mais est-ce que am ngeen moyens yi nga baal ma parce que macha allah population Dakar dafay gën a yokku. service d'hygiène est-ce que am na moyens yi pour rek kër gu ca ne nga teew fa ak visite gi. waaw xam nga xëy na sax booy def porte à porte bi doo mën dugg ci këroo kër. mais da ngay am sa cible am sa objectif. daan ni war naa visiter par exemple 20 000 maisons. donc objectif la boo xam ne boo ko defee rek. boo ko atteindre sa objectif boobu rek mi ngi mel na laal nga Sénégal gi yëpp ndax koo sensibiliser rek ba mu changer comportement rek dana ko wàll keneen mais lenn moo ci nekk moyens yi ñoo ngi ko service d'hygiène rek moyens yi mu am rek doyul xëy na mooy fournir le maximum de moyens pour mën a def activité yooyu ma lim léegi mais duñu am ay partenaires publics et privés partenaires yooyu public bi c'est d'abord le service d'hygiène mooy jëkk indi li mu am mais aussi UNICEF a ngi fi Veolia ngi fi les 19 communes d'arrondissement dans notre département ñoo ngi fi la ville de Dakar est là ensuite il y a d'autres partenaires yoo xam ni alors ñoo ngi fi itam comme district sanitaire yi ak yeneen ñoo ngi fi te mën indi seen
as tuut pour ñu combattre ñetti feebar yi. très bien fàggoo gën faju ni ngeen ko waxee kon yéen a yey daal di insister ci prévention bi mu des léegi xëy na wàllu lu ci mel ni choléra parce que fu ñu ko waxee rek ab salté la salté bi lekk mbedd yi bokk na ci Ndakaaru ku ne xam nga ni ñu bari jot gi mayewul ñuy daal di xéewlu ci seen kër yi ñëpp ci mbedd mi la ñuy lekkee am na ci sax ñu mel ni sama waa régie bi fonk nañ loolu forox caay donte du ñëpp a yem waaye est-ce que service d'hygiène la ko war ci wàllu certificat visite yi par exemple ñi amee jàngoro yenn jàngoro yi sëqat xam nga doo ci xam dara est-ce que à ce niveau là yéen a ngi rey mal bi ci racine bi maanaam métti du ci reen wi. waaw xam nga service d'hygiène dafay développer stratégie daal ni kat comme choléra mi ngi fi te feebar la boo xam ne bii dafa gaaw wàlle donc li nu mën def rek mooy mettre en place une stratégie boo xam ne daf ñuy permettre ñu réduire le mal wàññi le mode de contamination. te loolu lu muy amee xam nga ñun du ñu am sunu askan sunu réew dafa am aadaam. te aada bi mooy ay gàmmu. màggal nu mu tuddati appel des Layènes wala yeneen cérémonie religieuse. ak joxante loxo yi ak joxante loxo yi. ak ceet yeeg ndaje yi daal fu nit ñi bari di daje di joxante loxo. di bokkandoo sukkandoo di lekkandoo. bu ñëpp mel amul une hygiène de vie individuelle bu baax. mën nga wàll. say nawle moo tax ñu duñuy présence ci milieu yu mel noonu comme appel des Layènes mi ngi waaj ñëw le 20 ak le 21 la mais service d'hygiène dafay taxawaay bu mat pour xool nemmeeku lekk yi ni lekk nemmeeku naan yeen fay jaay jus yeeg yeneen yow mel noonu nemmeeku itam toilettes yi ñu désinfecté que poudre dëkk ba wàññi yooyu désinfecté ba pare nag xamal leen les règles d'hygiène élémentaires à observer pour éviter la transmission de la maladie. ak it di leen jàppale clients yi askan wi ñuy jënd ci produits alimentaires yéen ñuy jënd ndax léeg-léeg nag jaaykat bi moom. da cee lal ak njublang di changer étiquette ou date de péremption yeeg yeneen. loolu nag moo ci ëpp mais toujours duñu am une équipe de vigilance. boo xam ne occuper terrain bi. lépp luñ fay jaay. fekkente ni loo xam ne lii. protégé woo ko sax service d'hygiène day ñëw saisir le produit bu ñu xoolee aussi ngay jaay ay produits yoo xam ni c'est des produits yoo xam ni usine naka defar ñu def ci date daanu xool aussi originalité pour produit boobu xool date de péremption yi xool date de fabrication bi seen ndegam produit bi aussi présenté wul beneen anomalie boo xam ne bi date bi sax mën na baax mais produit bi présenté am yeneen def très bien adjudant major Gora Ndiaye TFM a ngi lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf ñu lay jox ndaje ci kanam tuuti français bi ci incontournable mu nekkoon mbokk yi li ci penc meeg télévision Futur Média seen beneen ndaje xibaar 20h soxna Mame Fatou Ndoye ngeen ci àndal ñu fanaan jàmm